Vous le réclamiez, le voici. Satisfait de notre premier séminaire de formation à la maîtrise de la prise de parole en public tenu à Dakar en février dernier, vous étiez nombreux à réclamer la prochaine édition. Alors, l'opportunité tant attendue se présente à vous. Ne la ratez pas. Paul Mendier Inté Conseil vous donne rendez-vous les 26 et 27 mars 2022 à Dakar pour un séminaire à la fin duquel vous éliminerez votre peur de parler en public. Vous saurez captiver l'attention du public. Vous communiquerez avec éloquence, clarté, force de persuasion et bien d'autres compétences en art oratoire. Si vous voulez exceller à l'oral et impacter votre public, alors réservez votre place et laissez-nous vous transformer en un excellent orateur. jërë ngeen jëf mbokk internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek di leen ziar di am mbégte rek ak contentement di ànd ak yéen saa su ne say programme Lutte TV tey nekk lundi 21 mars 2022 ñu ñëw ak yéen si yéen kaay sama gars yi nag dañoo tasaaroo soxna Amina nekk fi Omar mu ngi ci àll bi Lamine Seck moom borom looro moom tamit mu ngi ci terrain bi rek ñu fas yéene rek ñëw ak yéen si journal bi nga xamante ni moo di journal suñu lamb journal record ak journal l'observateur waaye nag di si ànd ak waa Mbirkelane FM DJ Mo ak waa DJ Babacar Sarr borom Mbirkelane FM ak DJ Mo borom Vice FM di nuyu waa Gambie yëpp ku si mel ni Père Ndongo Cissé journal bu sunu lamb rek lañ koy njëkkee moom mi nga xamante ni rek ñëw na rek di wax ci combat bi nga xamante ni mooy combat bi war a dox si diggante Bombardier ak Eumeu Sène combat boobu nag dimanche bii ñu jëm la incha allahu rabi ñu tuddee ko nag le ministre des sports monsieur Matar Ba moo tax nag journal bi ñëwaat na si ñaari mbër yi nag ku nekk kii mu ngi sol gant kii banque ay kurpeñam di wut ku mu ko dóor kii sol ay gant di wut ku mu ko dóor moo tax journal bi di samplaat ba xam xeex bi moom kan lay gën a arrangé wala kan lay gën a avantage rek si ñaari si ñaari mbër yooyu noonu Eumeu Sène Bombardier xeex bi nag yaakaar naa ne moom loolu lañ koy bàyyi ak amateur yi rek ñi nga xamante ni tey dundu lamb au quotidien kan moo daaka xeex wala kan moo mën si ñoom ñaar wala kan la xeex bi di gën a avancé parce que nit di nga mën xeex sax ñëw ñu dóor la nga kawoote di nga mën xeex ñëw juum ñu dóor la nga daanu loolu yëpp yaakaar naa ne ci biir lamb la moo tax journal bi tamit di samp rek ba xam ndax nee na rachat ou dóoraat Bombardier ndax Eumeu Sène day ñëw confirmé ci kawam wala Eumeu Sène day ñëw li ñu naan dóor fayeeku yaakaar naa daal ak lu mën a xew moom nee nañ ne bagarre inévitable la kon ñaar ñooñu moom faaw ñu xeex faaw kurpeñ dem kurpeñ dëkk ñoom ñaar ñëpp nag ay poids lourd lañ ay colosse lañ yoo xamante ni tey ku si nekk tey foo dóor rek wala ku si sa loxo laal sa morom kawo war na faa war a mën a am loolu nag ci xalima ki nga xamante ni rek moo di Mamadou Koné la waaye noonu la ñuy daal di def rek ba léegi rek ci biir journal bi mu fësal nag ay combat yu neex yoo xamante ni tey mën nañ ne combat yu taxaw la bi si njëkk nag mooy diggante Thiatou Daouda Fall ak Youssou Ndour bu Tëngéej Youssou Ndour nag gis naa ko dem mais waxuma lii waaye xam naa peut-être dafa fekk confirmé gul woon rek waaye Thiatou Daouda Fall mi doon naa ne avance am da doon taxawaalu dafa mel ni nag Youssou Ndour moo ko jël wala Youssou Ndour bi avance am doon taxawaalu moom la Thiatou Daouda Fall jël avance am waaye ak lu mën a xew rek combat la boo xamante ni tey bëri xale ak mag la Youssou Ndour moo ko ëpp expérience bëri nag ay champion ay ndaanaan Youssou Ndour su ma juumul soq moo ko mujjee daan depuis loolu nag loolu woon na waaye bi mu ñëwee def na retour bu ama solo Thiatou Daouda Fall tamit nekk xale bu nekkoon ci lancé bu baax bu neex boo xamante ni tey gis nañ ne Kaw Gourdin moo ko freiné moom tamit yaakaar naa ne combat la bu nar a neex Youssou Ndour nag diggante bi am na fi ñaari combat ba daan parce que daan na fi Vieux Dacia daan fi Weuz Jambar waaye beneen combat nag bu soq boo xamante ni tey Fallou Ndiaye moo ko monté mooy combat bi war a dox si Giro Seras ak Tonnerre numéro 2 bu écurie Ndakaaru combat boobu nag le 22 mai la war a nekk incha allahu rabi mu ñu foofu de si combat yi neex yi rek Assane Ndiaye tamit ñëw na rek borom Bawol production si carrière góor gu étudiant en Cheikh Super Jamono ak Bossey 2 Toubacouta Malem ñaane loolu nag yaakaar naa ne journée bu am solo lay doon rek waaye loolu yëpp tamit mois de mai la rek xam naa ne bu ñu demee woor ba noppi ba korité ba ñëpp seeg jàmm ak salaam rek jublu si yooyu la bés incha allahu rabi le 22 mai nag Assane Ndiaye moo war a ñëw ak choc yu neex yooyu noonu waaye nag rëm mi nga xamante nii rek moom moo doon bëri ak ñaabu ndaw dafa mel ni nag ñaabu ndaw moom dafa mel ni impressionné na ko waaye impressionné na ñëpp parce que da ko mujjee daal jongale si en 5 minutes de combat moom ñaabu ndaw mu ngi daan ki nga xamante ni tey moo di rëm samedi bi la woon mu nekkoon journée ki nga xamante ni tey moo di journée Sam production wala nga ne journée Sam Bay rek doom day laay bu def fële ca Sandaga waaye daal ba léegi rek ci biir journal bi tamit ñëwaat na si victoire bi nga xamante ni tey moom Kaw Gourdin am na ko si diggante ak Ronaldinho mu nekk nag combat bu neex boo xamante ni tey ñaari ndaama ñaari bërekat ñaari champion ñoo daje woon ñaari bërekat moo tax keroog bëre feeñ na fa waaye bu ñu fa jógee tamit rek Bébé Diouldé bi nga xamante ni tey moom tamit démb la doon bëre digganteem ak ki nga xamante ni moo di Brise de Mer 2 dafa mel ni nag Brise de Mer moom mujjee na ko évacuer rek mu nekkoon nag combat bu neex a neex mu nga amee woon fële sa stade Iba Mar Diop waaye ba léegi rek ci biir journal bi andi nañu tous andi nañu ci biir lutte simple partie lutte simple foo xamante ni tey yaakaar naa ne journée Bicol production la woon Doudou Sané dafa mel ne daal il a été neutralisé par ordinateur à ñan wala rek ñoom ñaar ñëpp sax ñoo neutralisé parce que su ma juumul nee nañu dañoo bëre ba temps bi jeex ñu mujjee leen rek séddale xaalis bi def ko match nul waaye nag dafa mel ni sax am na règlement boo xamante ni tey ci biir CNG mu ngi naan ne lutte simple moom warul am match nul soit nga xool mbër bi gën a
néew la ay avertissement nga jox ko victoire bi wala nga xool ki ëpp attaque nga jox ko victoire en tout cas lu mën a xew daal le coup est déjà parti waaye journée bi nga xamante ni mooy journée Serigne Modou Niang bi amoon fële samedi bi passé diggante BMW la woon ak Sidi Diamaguène mu mel ni nag BMW moom gonek Bawol boobu noonu daal dafa mel ni mujjee naa daal daan ki nga xamante wala mujjee naa faj ki nga xamante ni rek moo di Sidi Diamaguène mu nekkoon tamit combat espoir bu neex a neex waaye ba léegi rek ci biir tous bu sunu lamb tamit war nañu open press Eumeu Sène nee nañ niki tey la incha allah rabbi moom Eumeu Sène lay def open press am Pikine nag la ko war a defee moom Eumeu Sène open press am xam naa stade ba lay nekkaat rek waaye nag xam naa ne ni ki suba mardi bi incha allah rabbi moom Bombardier tamit la war a amal li nga xamante ni rek moo di open press am mu mel ne nag ñaari mbëri moom fi mu toll nii liñ doon naan lu waaye doon jaay léegi mu jar waaye dimanche bu ñu si yàlla yóbbu ak jàmm xam naa ne lu waaye doon jaar si ñoom ñaar dina jar war mu lamb Bébé Balla toujours pare loolu tamit le 22 mai la incha allah rabbi mu nekk combat bu neex waaye nag beneen combat choc mooy wala sax keneen koo xamante ni tey dafa tëgg combat choc muy maanaam Modou Baye Fall mu nekk nag koo xamante ni daal jàpp nañ ne ñëw na nekk promoteur moom nag su ma juumul moo tëgg combat bi war a dox si diggante Thiatou Daouda Fall ak ki nga xamante ni rek moo di Youssou Ndour bu tëggeej loolu nag yaakaar naa ne lu am solo la combat bu neex boo xamante ni daal jàpp nañ ne moom moo ko tëgg moom Modou Baye Fall waaye ba léegi rek ci biir journal bi nga xamante ni moo di journal bu sunu lambu tamit fësal na ki nga xamante ni rek moo di Jamaïcain ak Mor Diouf bu Parcelles dafa mel ni ñoom nag nee nañ na daal teel nañoo dem arène nationale ba xam ngeen jàmm moom sama waa ji xam ngeen ko dafa mystique moo tax xam naa ne dañ teel a dem rek arène nationale ba avant mbër yi ñëw ñoom promoteurs yi ñu suul fa rek miine terrain bi pour amateurs yi mën faa fees dellu waaye yaakaar naa ne journée boobu noonu mën nañ ne réussite na donte nag grand combat bu ñëwul waaye journée bu am solo bu riche la boo xamante ni tey moo tax ni ma koy waxee rek nee naa leen journée yi da leen di favoriser jeune espoir yi ñuy bëri da leen si favoriser ñoo xamante ni tey ay nit yu mbooloo ñuy bëri waaye bu leen focaliser wu rek si mbër yu mag yi parce que mbër yu mag yi léegi dañoo bëgg a yàq lamb parce que boo seetloo léegi lamb yi ni muy demee da ngay gis mbër bu am combat ba mu des 3 jours wala une semaine mu ñëw porté wu ne dafa feebar yàq journée bi nga xamante ni moo di promoteur bi li mu defoon yëpp kon yaakaar naa ne nañuy miser si jeune espoir yi su ko defee ñuy mën a sauver seeni journée parce que jàmm bu journée bi bu amutoon espoir yu neex yoo xamante ni te leer na ko ne mën nañ taaral bés bi naroon na ko porter préjudice kon daal ni ma koy waxee rek nañuy fexee di miser si boy yi nga xamante ni mooy espoir yi nga xamante ni tey avenir u lamb lañ te dañuy mobiliser yaakaar naa ne da si am solo lool waaye ba léegi rek noonu la ñuy daal di jàll si journal bi nga xamante ni moo di journal l'Observateur ñëw na rek ci combat bi war a dox si diggante Bombardier ak Eumeu Sène moo tax mu jàpp ne Bombardier moom ak lu mën a xew jàpp na ne Bombardier moom esprit revanchard la yor mooy maanaam koo xamante ni moom heure boo ko dóoree rek day jàpp ne dafa war a fayu moo tax mu jàpp ne benn revanche kese la ñàkk su ma juumul diggante ak Yékini la waaye bu dul boobu moom képp ku ko daan moom aal nga ko xiir bi ba mu fayeeku yaakaar naa ne nag loolu am solo la ci biir journal bu l'Observateur rek ci xalima ki nga xamante ni moo di Jules Souleymane Ndiaye noonu la ñuy daal di def rek daal di braquer rek viré dugg ci biir journal Record mu mel ni nag moom tamit rek ñëw na si journal bi si journée bi nga xamante ni moo di journée Serigne Modou Niang bi nekkoon diggante Sidi Diamaguène ak BMW ñëwaat na si waaye tamit ñëwaat na ci combat yi nga xamante ni tamit mooy Niang bu ndaw tamit def na ko ci samedi bi fële ci arène nationale journée Sambay bi mu nekk lu am solo waaye tamit ñëw na tamit si li nga xamante nii rek moo di Kaw Gourdin ak Ronaldinho jàpp na nag moom Kaw moom dafa explosé kii di Ronaldinho en 2 minutes 31 secondes mu nekkoon journée bu neex a neex fële sa arène nationale journée Jamaïcain la nekkoon nag mu mel ne nag combat spécial bi tamit moo doon dox si diggante jeex jàmm bu Doudou Bakassar dafa mel ne nag moom moo daan ki nga xamante ni tey moo di Souley Gaynde Mama Lamine 2 tamit bu boosee dafa mel ni moo dam fils de Sam écurie Jali Bilama Coor la nekk bébé douane moo fadam tamit dafa mel ni moo daanoon yaxi Mbambilor kon yaakaar naa ne noonu daal la mujjoon a demee waaye ba léegi rek ni ngi bëgg ñëpp rek di jaar ñëpp di ñaanaat Sénégal jàmm di ko ñaan si àdduna bi yëpp yaakaar naa ne week-end bi moom week-end de fo la woon samedi lamb yi bëri woon na combat yi bëri woon na dimanche bi tamit lamb yi bëri woon na combat yi bëri woon na parce que tamit fële nga xamante ni te moo nekk sa Tëngéej Moussa wala nga ne le patron de MG production rek moom fa doon amoon journée bu am solo grand combat bi doon dox si diggante Xayta bu Kër Massar ak Sapeur bu Bargny nekk rek ci Coens grand combat ba nag Sapeur bu Bargny moo daan Xayta waaye yaakaar naa ne amoon na ay combat spécial yu neex yu fa nekkoon ku si mel ni Siteu bu Songaan Ngay wala nga ne Siteu bu As dëkk Tëngéej moom tamit ak ki nga xamante ni moo di Boy Niang numéro 3 ñoo doon bëre Siteu moo daan Boy Niang 3 di nuyu mbokk Sénégal yëpp rawatina mbokk internetu Lutte TV di leen ziar di leen jox rendez-vous ba suba ak jàmm incha allahu rabbi. Vous le réclamiez, le voici. Satisfait de notre premier séminaire de formation à la maîtrise de la prise de parole en public tenu à Dakar en février dernier, vous étiez nombreux à réclamer la prochaine édition. Alors, l'opportunité tant attendue se présente à vous.
Ne la ratez pas. Paul Mendier Inté Conseil vous donne rendez-vous les 26 et 27 mars 2022 à Dakar pour un séminaire à la fin duquel vous éliminerez votre peur de parler en public. Vous saurez captiver l'attention du public. Vous communiquerez avec éloquence, clarté, force de persuasion et bien d'autres compétences en art oratoire. Si vous voulez exceller à l'oral et impacter votre public, alors réservez votre place et laissez-nous vous transformer en un excellent orateur.